asalaamaaleykum mbokk yi ni nu baaxoo di ko def ay bés buy jot si waxtu wi dellu si waat nañu ak yéen si seen émission actualité politique de la semaine ñi leen koy defal di seen xarit Chérif El Walid Aïdara feggoo xaritam doomu ndeyam Maam Alassane Fall mbokk yi nu fàttali rek ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite mu lëkkaloo ci partenariat ak sunu kër FM la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles auditeurs yeeg auditrices yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di kontaan trop ci ni ngeen safoo seen émission actualité politique de la semaine ba ayu bés bu jot ci waxtu yi ngeen may nu nopp may nu xel teewlu seen émission actualité politique de la semaine tey nag nu am ay invité yu am solo ay invité yu mot invité sunu biir studio bokk na ci monsieur Lamine Thior fegook monsieur Bara Diagne waaye it monsieur Ali Gueye nu leen di nuyu di leen dalal jàmm sama xarit Maam Alassane nag xam naa ni dafa am ci liggéey bu mu nekk rek moo tax tey egseegul ci studio bi waaye yaakaar naa balaa émission bee jeex dinañu dàpp incha allah kon nag duma def lu dul jox sunu invité yi nu nuyoo bu nu paree rek nu daal di xuus ci émission bi gaañi maa ngi leen di nuyu monsieur Lamine Thior maa ngi lay nuyu lan ngay nuyoo sunu mbokki auditeurs yi ñuy déglu ci waxtu wi Lamine. waaw asalaamaaleykum chers auditeurs et auditrices de sunu kër FM rajo bi nga xam ne dafa lëkkaloo Cap Sénégal Natangué bu président Abdoulaye Fall di diriger waaw di ziar Chérif di ziar Maam Alassane di ziar aussi suma co-débatteur yi mooy Ali Gueye ak Bara Diagne donc Chérif ñoo ngi lay jox kàddu bi di rafetlu aussi vraiment invitation bi di dalal sama mbokk yi tamit ñu may partager plateau bi tey donc leen sant di leen gërëm kon si Chérif kon ñoo ngi ci à votre disposition merci. Merci Lamine Thior ma wëlbati ko bokk si maam si sëñ Ali Gueye monsieur Ali Gueye maa ngi lay nuyu lan ngay nuyu sunu mbokki auditeurs yi ñuy déglu si waxtu wi sëñ Gueye kàddu gaangook. asalaamaaleykum Chérif El Walid ñu ngi lay nuyu di la ziar asalaamaaleykum auditeurs et auditrices yu suñu kër FM ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar bu baax a baax waaye tamit ñu ngi nuyu suñu camarade Lamine Thior ak camarade Bara ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax jërëjëf Chérif. waa kañ jërëjëf monsieur Gueye monsieur Bara Diagne maa ngi lay nuyu mbokk auditeurs yaa ngi nuy déglu loo leen di nuyoo. auzubillahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim mbokk sama mbokk camarades yi sama mbokk jullit yi mbokk doomu aadama mbokk patriotu Sénégal yëpp maa ngi leen di nuyu jaarale sama nuyoo si Chérif El Walid mu teg ko si loxo président Abdoulaye Fall mu jottali ma ko képp ka nga xam ne rek yaa ngi dégg may ñaan yàlla suma kàddu yi aussi fekk ñëpp si jàmm fekk seen jàmm si seen wér ak jàmm seen njaboot yëpp may sant yàlla bu baax ma maye aussi ma teewe lu mel nii di nuyu Ali Gueye di nuyu Lamine Thior je pense di nuyu Lamine Thior di gërëm sunu kër FM bu baax a baax a baax a baax El Walid nuyoo baa ngi noonu alhamdulilah jërëjëf. jërëjëf monsieur Diagne xanaa may fàttali rek ni yéen a ngi ànd ak Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite di un parti en construction di yëngatu si lépp luy jëmale doomu aadama kanam lépp luy jëmee réewum Sénégal kanam waaye lépp nag sax luy jëmee Afrique kanam Cap Sénégal Natangué mi ngi yëngatu si mbay mi
di yëngatu ci sàmm gi waaye aussi di yëngatu ci napp gi bàyyiwul éducation jàng ak jàngale bàyyiwul santé wér-wérle bàyyiwul aussi justice jubal jubbanti donc ñëw pour def la politique autrement ci partenariat mu lëkkaloog sunu kër FM de la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi ci seen émission actualité politique de la semaine kon nag sama gars yi maa ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen wax ni leen tey nag am na ay points yoo xam ni moom la ñu fas yéene waxtaanee bi ci njëkk di problème mu ndox ci dëkk bi waaye aussi problème mu société bi nga xam ni moo yor ndox mi ci réew mi mu doon sees ba muy jóge France bi mu yegsee ba jot ndox mi nekk Sen'Eau muy premier point bi nu fas yéene waxtaanee waaye deuxième point bi aussi du lu am solo ci réew mi muy li nu fi gis ci fan yi muy lu doy waar boobaak léegi mot na weer jàpp ay bés yi nu nekk nii nu gis fi ay arrestation yu bari gis fi ay convocation yu bari yu doy waar te yépp nag jëm si ñu jëkkati kàddu jëmee ko rek si lu doxal réew mi ba boog doxalinu réew mi muy lu doy waar waaye aussi nu fas yéene fàttaliku bés bu am solo muy le 23 juin defe naa ni buñ ko waxee sénégalais yëpp am na fu seen xel dem waaw kon nag loolu nu fas yéene waxtaane tey nu daal di xuus ci émission bi waaw monsieur Lamine Thior yow laay njëkkee Lamine maa ngi lay nuyuwaat Lamine mbir mi doy na waar ndax nin koy waxee rek lu ay di njàmbat fi mu nekk nii defe naa ni mbirum ndox doy na waar trop ci Sénégal rawatina ci ay gox ci Ndakaaru mu mel ni am na ñoo xam ni bala nuy am ndox fi nu tollu sonn am na sax nag ñu gisul ndox am ñoo xam ni 3 heures du matin jëm 4 heures du matin la ñuy jóg di root pour mën a am ndox seen kër bu nu jógul waxtu woowu bu nu yeewoo du nu gisati robinet bu toq ndox te nu gis SDE yore woon fi ndox mi ak lépp lu nu mënoon ti wax dëgg yàlla xëy na tane woon na bon mu mel ni ñooñu dañu jeexal ak ñoom contrat état Sénégal la ma tax di wax indi fi SEVS di benn société française bi nu fi ñëwee wax nu dégg sunu nopp amit sunu xel di xalaat nu jël ndox mi teg ci seen lox nu daal di tudd Sen'Eau waaye nu gis ni bin fi nekkee ba tey daal li ma leen wax ni jógu fi benn yoon rawati si nag sénégalais boo gis consommateur boo gis mi ngi jooy naan facture ba dafa cher waaw ma bëgg la laaj Lamine Thior situation bi nuy dund ci wàllu ndox ci quartier yu bari ci biir Dakar ci biir Sénégal sax nag yow Lamine Thior ban jàngat nga ci am contrat bi nga xam ni jëlee nañ ko ci SDE indi ko jox ko CES te muy Sen'Eau fi nu toll nii aussi ban gis-gis nga ci am monsieur Thior question boobu laa lay laaj kàddu gàngook waaw asalaamaaleykum Chérif ñoo ngi rafetlu sa présentation li nga campé le débat waaw di rafetlu aussi vraiment question bi ñu posé parce que ci contexte bi ñu nekk contexte de coronavirus te ñëpp nañ dañu wax ne c'est da di feebar boo xamante ne maanaam ñàkk cet da koy joxe daal comme moo tax ñuy faral di wax ñuy raxasu bon di takk masque chaque fois di s'orienter donc loolu da di loo xamante ne te ku wax ne raxasu il faut ndox donc contexte bi vraiment lépp la ñu waroon naxasal ba mu des maanaam ndox daal parce que ndox mooy source de vie bon te dañu nekk ci réew moo xamante ne par rapport nit ñi ni ñu dëkkee dafa xaw a dafa am solo parce que ndox moom mooy lépp daal ndox mooy lépp ci ndox
ndox la daal donc suñu demee ba contexte bi ñu nekk nii nag vraiment surtout pour population yi di am ay jafe-jafe vraiment ci ndox ça veut dire que l'État du Sénégal en tant que tel dafa faillir à sa mission waaw parce que lii nag c'est des gouvernements yu bari yoo xamante ne ñoo jiitu yu bari ñun amuñu politique de l'eau boo xamante ne installé woon nañ ko depuis des années parce que souveraineté nekkul rek ay indépendance nit ñi di développer mais dafa am ay secteur stratégique yoo xamante ne il faudrait que état ci boppam moom moo koy gérer boppam bon c'est vrai que au niveau de Sen'Eau moom mooy Suez rek bon c'est une société française parce que gars yi ñoo ñuy jéem a gëmloo ne bon def ko tur Sen'Eau bon on croit que bon vraiment ñun affaire bi Sénégal mais Suez moom moo détenir 45%. salariés yi am 11%, partenaires sénégalais yi beneen ñu am koom-koom ñoom alal ñoo ko def ak état du Sénégal à travers le fonds d'investissement stratégique donc ñoom ñoo yor kii bi mais sooy xool 45% Suez gars yi nag ñoo ñuy gëmloo naan bon conseil d'administration bi président conseil bi sénégalais lay nekk bon en même temps aussi peut-être ci biir conseil d'administration presque majeur pour ñëpp ay sénégalais mais le directeur moom. c'est-à-dire waa Suez lay nekk bon c'est SD moo fi nekkoon ak lu ñu ko mën a reprocher bon même su nekkee sax def na parce que mënu ko blanchir quand même c'est pas parce que dafa dem rek SD def nañu ay affaires yu metti ci Sénégal mais aussi ñii bi ñu ñëwee nag bon ñoom yàgguñu sax quoi pour di andiwaat yenn kii parce que dañuy wax naan pourquoi nga yéeg ci kaw su nekkee da nga nar a daanu bu metti donc la situation est là waaw nañu jéem a xool rek de bon état bi moo war a jël responsabilité parce que je crois que am na ay cahier de charge yoo xam ne parce que nit ki bon mënoo ñëw rek di justifier ne noonu fa am ay affaire investissement ay rénovation loolu la fi SD doon def daal donc rien n'a changé sous les tropiques dara changé soppeeku ci suufu asamaan si daal donc Chérif loolu laa amoon peut-être ci kàddu yu njëkk yu may wàccee jërëjëf. jërëjëf monsieur Thior monsieur Aly Gueye defe naa ni dégg nga monsieur Lamine Thior li mu wax waaw problème bi de mu ngi fi problème mu ñàkk ndox maa ngi fi problème mu facture yu cher yaa ngi fi kon nag seesa ngoog ba muy jóge France bi mu yegg see Sénégal nekk Sen'Eau monsieur Aly Gueye yow ban gis-gis nga si am kàddu gaa ngoog. asalaamaaleykum Chérif Alwalid ma nuyu waat la di la remercier bu baax ci dalal bi nga ma dalal ci sa plateau di kontaan nag ndax plateau bi macha allah sedd na wute naag biti bi ni mu tàngee te suñu waxee tàngoor sax wax ndox waaw di rejoindre sama camarade Lamine di ànd ak moom ci lim wax l'état a failli lu tax ma wax ko. Gouverner c'est prévoir kon état suñu indilee Suez nañu mooy remplacer SDE teg ci dara ne moom mooy sauveur bi moom mooy ñëw ak lan ak indil ñu une eau potable en qualité et en quantité est-ce que loolu la def ñoo ko gisandoo waxuma la eau potable waxuma la en qualité waaye quantité bi de gisuñ ko de ñu metti lool sax teg ci doole chaise bi mu ñu fi indil Chérif nekk te chaise moom dafa endetté groupe bu endetté mënut a ñëw pour améliorer ndax lim ne ngéej fay borom kon kooku est-ce que dina investir pour ñun ñu avancer donc c'est un problème bu rëy ngi noonu contrat am ba mu signé woon ak état lan la ñu ci waxoon contrat bi def nañu woon day indi une production ak une distribution d'eau au Sénégal loolu la defoon ci contrat bi xaw ma production de waaye distribution bi de mi ngi koy def ci ay citerne d'eau di ko wëndeel ci biir Ndakaaru Njaay est-ce que loolu lañ soxla woon ci Suez kon doy na waar Chérif doy na waar trop ñu ngi déglu ñu xaar waaye daal
fi mu ñu jëmee daal xamaguñ ko daal. jërëjëf monsieur Ali Guèye distribution bi mi ngi koy def si ay citerne ndox di wëndeeloog moom biir Ndakaaru doyul doyaanul ba tax na jigéen ñi koo si gis ñàkkum ndox mi lay waxtaanee defe naa ni mi ngi jooyloo ñëpp monsieur Bara Diagne defe naa ni dégg nga sama gaañi de li nu wax si Sen'Eau ak ndox mi ak Sénégal yi ma bëgg laa laaj rek yow it de ñàkkul am nga si njàngat de waaw sëñ Bara yow nag lan moo si sa gis-gis sëñ Bara kàddu gàngook. salaamaaleykum mbokk yi waat ma dellu si waat di santaat yàlla bu baax a baax julli yoon di sallallahu taala alayhi wa sallam di dëggal ak di toftal sama kàddu si ñaari sama mbokk yooyu muy Ali ak Ali Guèye ak Lamine Thior du ñu wax du ñuy dolliwaat rek ndax xam nga lu ni fàng moom kenn du ko jeex mi ngi nii leer nañ te du yàgg ko dund ndax man mi di wax ak yéen rek ay jour a ngi nii depuis koor gi ba léegi defe naa ni si la dama ko jóge tàmm ko sax mooy maay rootal waa kër gi donc maay mujj tëdd te fi ma dëkk ci kaw la bi ñu dëkk suuf bu ñuy root moom il faut ñooñu pare ngay soog a mën a root pour te dire ndax kër famille la donc bu ñooñu rootee ba pare ngay soog a mën a root buñ la jëkkee root moom boo motul sax fajar bu fekkee ñoom dinoo biddandi ba jëkk la root donc da ngay veiller tous les jours dama jógee fan yële passé Louga may gis ni foofu ndox moom da ngay sangoo chasse man leen Dakar temps bi ma def Dakar yëpp da ngay fàtte ni chasse am na su chasse suñu duus yi dafa yàqu ndax léegi ndox yéeg moom kenn mënatu ko am fenn dëkk suuf ak dëkk si am moins nga am compresseur yooyu xaw ma suppresseur yu yéegee ndox bi donc c'est un autre problème et ban heure lay yéeg donc c'est un problème ba nga xam ne ñëpp a koy dund ñëpp amul ku ko mun dund xëy na ku koy mën a expliquer ku mën a joxe ay raisons et cetera te loolu expliquer nun si ba sonn société nationale yi fi jaar yëpp bi si nekk am na problème Senelec il y a des problèmes yaa ngi koy dégg donc fépp am problème société yëpp ñoo am problème mais li ma si gën a seetlu man mooy que dafa amul volonté xam nga état day am ay priorité dafa am ya nga xam ni kenn warul sax di ko dénk keneen ndax question de souveraineté la aujourd'hui kooku tey bu bëggoon posone Sénégal day yomb donc kooku pour man rek waruñu ko woon tey jii état bi ma waroon majoritaire ou bien employé sax au moins ou bien des Sénégalais dafa war a nekk une obligation que le Sénégalais nekk majoritaire au moins mais la nga xam ne bitim réew ko moom sa courant moom sa ndox mais lu des ñi yaa ngi koy wax moom Total yeeg ainsi de suite donc kon moom lépp donc cette indépendance là ba léegi amagul li tax ma ni volonté nag encore mooy tey am na lu ñu jël def ko si yenn infrastructure yu mel ne terre bi bu fekkoon cet investissement là duñ ko defoon si ndox mi kon kenn dootul waxati ndox c'est ce qui est arrivé aussi si wàllu hôpital yi ba corona bi commencé gis nunu ay manquement nu hôpitaux yi amee ay problème gis nunu insuffisance bi te pourtant ñi ngi def ay priorité yeneen qu'est-ce que sert aujourd'hui comment on l'appelle encore conseil économique et social ou xaw ma beneen instance boobu l'autre laa jiite woon Tanor jiite woon ça sert à quoi yooyu donc question de vision la tey Lamine Thior je pense wax na ko état da ngay prévoir di mën a sóoraale boo ñëwee di nga am benn gis-gis ci benn mbir nga xool fii lii priorité la foofu nga def ci effort yi maanaam bu effort yi mooy ñëpp a koy sotandoo citoyen yeeg état bi mais affaire boobu day féete benn boor on parle d'autre chose mais xool combien quand est le Sénégal indépendant ba tey jii ñuy wax ay problème mu ndox naan bu doon boo yàq sax boo arrosé peut-être mu manqué on peut dire mais ndox pour naan ça c'est un problème au Sénégal ndox pour sangu c'est un problème pour Sénégal surtout dans la capitale yooyu kooku c'est aberrant donc vraiment mën naa si wax lu bëree bëri te bokkul si mots yooyu rek mais les mots sont nombreux bëri na la nga xam ne vraiment il y a beaucoup de choses à dire c'est comme si on venait de prendre l'indépendance ndax même sur le plan socio-culturel aussi c'est la même chose même nous en tant que citoyens sax suñu mentalité bopp yi duñ ko détourner pour te dire donc c'est très profond en tout cas
bon xëy na ndox bi rek lu ñu si jël comme benn pàcc, donc tu ne peux pas dire autre chose, mais en tout cas c'est un constat. Et pour moi, pour résumer, manque de volonté la carrément, mais du ñàkk mën ndax am nañu dex am géej, nit ñaa ngi jël géej gi di ko def ndox mu sell, dex gaa ngi nii à côté, mais donc kay lan moo des xëcc canal ba foofu ak lu koy filtrer, loolu ça pose problème. te ñu mën a liggéey Ila Touba, mën a liggéey terre, mën a liggéey grand théâtre ak lamb ji bees ji 32 milliards xaw ma quelque chose bi nekk à Pikine nga xam ne amul benn njëriñ. Ah non. Ok, merci gars yi. Donc ndax je suis écœuré souvent quand je parle de certaines choses ndax c'est très clair, même bébé bu juddu woon sax xanaa ku ko laaj mu wax la nii la. Merci beaucoup. massa sëñ Bara nu di la masawu sénégalais yi waaye mbir mi doy na waar te ni nga ko waxee rek defe naa ni ba nu amee indépendance léegi am na loo xam ne tey wax dëgg yàlla Sénégal waroon na ko dépassé ndëgg ni war nañu fekk si waxu leneen lu dul toog di wax waxu ndox waaye kon nag nu masawu sénégalais yi rek di la masawu yow it ndax dégg nañu coono bi nga siy daj ma ne kon liñ si mën a wax bari na liñ si war a wax bari na. bu fi xëjul te it dinañu si dellu siwaat incha allah ndax problème la bu soxal sénégalais yëpp waaye xanaa nu teg baaraam foofu rek ma leen di fàttali ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué, la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite ku ko soxla nooy def wooteel si 77 533 39 00 77 533 39 00 nga jokkoo Cap Sénégal Natangué nu mu la neexee noo ko bëggee waaye nag si partenariat dafa lëkkaloog sunu kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles waaw ku ko bëgg am naka ngay def Google Play Store nga télécharger sa application noo ko bëggee bu la neexee it jaaral si YouTube di nga am sa rajo sunu kër FM ma fàttali leen mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi ni yéen a ngi ci seen émission actualité politique de la semaine nu yegg si nag def deuxième tour de table gannaaw dégg nañu gaañ yi wax ci am solo lool wax dëgg yàlla te nu wax ko fi nu ko war a waxee wax ko bi nu ko waree wax ko ni nu ko war a waxee damay dellu si monsieur Lamine Thior. Monsieur Lamine Thior, Sénégal temps yi mbir yi doy na waar lool mani ndax liberté d'expression moom dañ ko bëgg a ngalaab yeew ko teg fële wala nu mu demee noonu si démocratie bu rëy bu mel ni bu Sénégal ndax gis nañu ni ay weer a ngi nii rawati si nag sax nag ayu bés bii nu génn nii ba fii sax nag nu taxaw di wax ay arrestation yu doy waar am na fi ay convocation yu doy waar am na fi si ay doomu Sénégal yoo xam ni ñii seen liggéey dafa jëm si bu nu waree wax ndax bu nu gisee lu nu wax dañu ko war a wax teewul nu woo leen ñii dañu wax rek ngir gis lu yàq réew bi nu bëgg mu yem fa nu wax nu woo leen ñi it dañoo wax rek ngir lu jëmee réew mi kanam nu woo leen waaw may laaj monsieur Thior yow lu mel noonu nan nga ko jàngatee lan moo si sa gis-gis monsieur Lamine Thior kàddu gàngook waaw Chérif ñoo lay ziar bu baax waa di kontaan ci question bi parce que effectivement temps yi moom Sénégal li ñu gën a ràññee moom mooy arrestation yi nga xamante ne képp koo xamante ne peut-être yaa ngi jël jóg di wax sa naqar wala peut-être di wax loo xamante ne yaa ngi yee askan wi wala maanaam li la naqari nga wax ko parce que tamit loolu sax diini bi daf ko wax soo gisee li la naqari soit mën nga ko wax wala mën nga ko xeex wala mën nga ko bind wala mën nga ko naqarlu foog naa yooyu moom yàlla sax moom moo ñu ko jagleel donc loolu moom ci droit wu nit la bokk maanaam dañ ko mooñaale nit c'est que nag aussi bon wax bi moom nit ki moom mën nga wax tamit loolu tamit c'est important nit ki tamit mën nga wax sa xalaat mais nga woddu wax ji loolu tamit dafa am solo mais dans tous les cas kii daf ko mus na ko wax sax comment dirais-je maam
sëñ Cheikh mus na ko wax jour boobu mu naan man damaa tiit mu waat ne dafa tiit dëkk bu amul justice parce que dañuy wax naan na suñu demee ba nga xam ne réew mi réew boo xam ne justice amu fa place nit ñu libre yi moom mooy les prisons bon mais Sénégal dañ di réew boo xamante ne bon kenn bëggul nekk un martyr à commencer peut-être par man kenn nangul sacrifier pour son peuple kenn nanguwul gis loo xam ne jaaduwul mu jóg xeex ko parce que moo ngi xalaat ëllëg la ko ciy fekk bon loolu tamit nag peut-être am na ci biir Sénégalais yoo xam ne peut-être ñoom am nañu capacité ñoom ñooy wax donc ñoom ñoo koy subir parce que am na jeunes yoo xam ne chaque fois ñoom dañ leen di yóbbu di leen tëj kaso te pourtant la ñuy kaas askan wi yëpp lay kaas loolu mooy liberté d'expression citoyenne koo xamante dafay xeex pour kii yëpp di mu koy metti loolu jaamu yàlla mais Sénégal malheureusement bon peut-être loolu dafa yàgg bon fii peut-être dafa am ay affaires yoo xamante ne xewi na sax ci àddina bi koo xamante ne un journaliste c'est vrai que journaliste moom jamais au plus grand jamais du la jox source parce que journaliste bu ko mus a def ça veut dire que yow tu es grillé quoi yow moom bu yeboo nga bàyyi def beneen liggéey mais moom kenn dootu lu wóolooti bon léegi nag l'essentiel yow suñ la ko joxee peut-être yow lan lañ la mën a wax maanaam yow mën nga suñ la waxee ne yow yaa wax lii nga ne nga joxe ay firnde mais yow source kenn du ko jox mais dans tous les cas nit ñoo ngi leen di attaquer ñoo ngi leen di arrêter bon di leen fitnaal ci loo xamante ne vraiment Sénégal comme niñ koy bàkkee pays de la démocratie vraiment Sénégal war na dépasser niveau boobu mais nag loolu tamit lu ñuy faral di wax liberté d'expression loolu moom képp kuy yilif ay nit war nga mën a permettre nit ñi tamit ñu wax seen xalaat mais nag ñu encadrer ko parce que loolu nit ki suy refoulé maanaam muy denc mer bés bu exploser rek day metti daal donc daal vraiment ñi ñuy jiite moom war nañu delluwaat xel mais képp koo gis di ko wax tamit ñi ko fi doon kaas di xeex liberté d'expression ñoom ñoo fi ñëw tey di ko bañ dafa mel ni ñun africain maanaam dañuy kaas di wax tubaab bi rek mais ñun ñoo dàq noot suñuy moromu waaw suñuy nawle daal te loolu vraiment man dama ko remarqué donc Chérif yooyu kàddu yooyu laa amoon lu wax peut-être xam naa suma yeneen co-débatteurs yi dina am yeneen affaire yuñ ci yokk daal di la sant di la gërëm Chérif jërëjëf. jërëjëf Lamine dégg nañu sa xalaat di ko rafetlu bu baax a baax a baax waaw sëñ Ali Guèye de dégg nga sëñ Lamine bon Sénégal nag dama ne lu ñaaw xëju fi benn bopp la kenn mënu ko xal ñaar ñun la sunu biir sunu démocratie toll na foo xam ni am na yenn yoo xam ni vraiment dépassé nañ ko wax dëgg yàlla ndax démocratie Sénégal démocratie la boo xam ne royukaay la su waxuma sax si Afrique mais si àdduna bi yëpp monsieur Ali Guèye yow ban xalaat nga si am monsieur Guèye kàddu gaa ngi noonu. jërëjëf Chérif kontaan nañ vraiment ci déroulement émission bi waaye dama bëggoon rek balaa may ñëw ci liberté d'expression bi ma complète tuuti ci pénurie d'eau bi fi nekk ndax njàqare camarade Bara ak bu Lamine Bara dégg naa ko mu wax ci waxam ne nan moom du concevoir arena ñu defar ko terre ñu defar ko te mënuñoo defar usine bu produire wala tuyau bu yàqu tey bu ñu war a mën a indee ndox mi mu doy doon ndox moo xam ne nii potable lay doon en quantité et en qualité ma wax ko rek ne ko suñ ñëwee ci état a failli rek l'état a failli rek foofu la ñuy ñëwaat parce que Suez mi ngi commencé liggéeyam le 1er janvier 2020 lan la ñu wax lay njëkki l'exploitation et la maintenance des usines de production loolu la ñu wax l'exploitation et la maintenance des usines de production potable yan yu Kër Momar Sarr ak yu Ngij usines yooyu dañu nekk en panne munu ci dara il est endetté munu ci investir defar ko tuyau bi nii
dañu koy sëlëmee. kon ci loolu lañ war a jóg jéem trouver ay solution ngir yàlla pour askan bi. suñ déggee tamit Lamine Thior camarade Lamine mu ne ndox waruñ ko ñàkk ndax ci jamono ji tey ñuy wax corona te suñ ne corona ne raxasu ñu ñàkk ndox y'a problème. lan laa ko ciy tegal ne ko l'eau est vitale. gis nga ñàkkam ndox mi tax na nit ñaa ngi dee yëguñ ko ndax lan te maladie hydrique yu mel ni ay biir yu daw jaare yu mel ni choléra mi ngi ci dëkk bi di rey nit ñi ndax ñàkk ndox. wala lan ndox mu setul robinet yi xelee sax ndox ma may indi kenn xamul nu mu mel nit ñi di ko naan mu di ay jàngoro santé bi sax day am problème ci ñàkk ndox mi. kon doy na waar loolu laa bëggoon a yokk ci loolu soog a ñëw nag ci liberté d'expression bi su ne liberté d'expression nag ñenn ñi ne liberté de presse moo nekk loo xam ne nii ñu ngi koy fayee ñun Sénégal ndax Sénégal dañ ko xam ci démocratie. Sénégal dafa nekk ca kaw ci Afrique suñ na démocratie ñëpp seen xel day ñëw ci Sénégal waaye ñu fiy dégg ay kàddu yuy jóg ci kilifa ku ci mel ni président cour suprême dégg nañ ne mu ne la liberté de la presse n'autorise pas des propos injurieux yemu ci de mu ne qu'aucune liberté n'est absolue. lu tax mu wax loolu mu ne la liberté trouve ses limites dans la loi. lan moo tax mu wax loolu lan moo tax kàddu yooyu jóg lan lan mën a jàngat ci kàddu yooyu mooy ne suñ judiciaire bii de ak suñ exécutif bii de dañu nekk en complicité. ñoom ñaar ñoo far comme que ñoo far nag ku ma ndey ak ku ma amul ndey la lay doon. lu tax ma ne ku ma ndey ak ku ma amul ndey nañ bàyyi nañ delluwaat tuut suñ xel ci Adama Gaye journaliste ba wala Guy Marius Sagna mi nga xam ne activiste la lan lañ leen tëjee woon ci ay kàddu yuñ bindoon ci seen page Facebook moo taxoon ñu tëj leen kese amul leneen. lan la Guy Marius waxoon na dirigeant yi ne les dirigeants ñoom suñ feebaree à l'étranger la ñuy faju ji or que ñun sénégalais yi am nañ sax ay jafe-jafe pour faju ci suñu réew ñu kole ko beneen motif tëj ko. Adama Gaye lan la waxoon ci problème mu gaz bi la wax ci problème mu pétrole bi la wax scandale yi fa am ñu tëj ko te c'est une vérité. donc ana liberté bi tënk nañ ko téye et c'est déplorant. am réew su demee ba kenn du wax day métti lool am réew su demee ba ñëpp tiita wax day métti lool wax ji ma wax sax su leen neexoon ñu ñëw tey jël yu ma yóbbu wala ñu ñëw jël si Chérif borom émission bi yóbbu kon tiit dañuy war ñun ñëpp. xoolal li fi xew ku man fat doom làq dóor doom làq doom dóor doom Cheikh Yérim su fekkee ne dañ ne dafa sosal dafa accuser gendarmerie ne gendarmerie 4 milliards yim jël 650 millions yi kese la wax mu laaj la ca des lan moo waroon suñ ko jëloon tee duñ def enquête ci gendarmerie xool li ñu wax ndax dëgg la xool na fan la responsabilité situé ñu xool ko sanctionné ñu war a sanctionné déedéet enquête bi sax dossier bi sax day ci biir gendarmerie lañ koy jël di ko def ndaxte yaakaar naa recherche moo mujjee dossier bi kon gendarmerie suy càmbar yaakaar naa day fajal boppam su boobaa dana métti ci Cheikh suñ jógee ci loolu lan moo waral buñ jëlee dossier bi
joxuñ ko police lan moo waral loolu ah waaye dinañ fi wax leneen ñëpp dégg li ci kanam rawuli gët doy na waar suñu réew mii suñ ci jógul du baax maa ngi jégalu nag maa ngi jégalu bu baax waaye liberté d'expression su nasaxee rek am démocratie day nasax kon nañ ci góorgóorlu jéem a xool nuñ ko jàppee jërë ngeen jëf. waaw jërëjëf sëñ Ali Guèye kàddu yi am na solo waaw monsieur Bara Diagne defe naa ni dégg nga sama gaañi mani ndax kumba am ndey gee kumba amul ndey liberté d'expression la ñuy bëgg a faagaagal si réew mi wala ah damay laaj rek de sëñ Bara yow lu si sa xalaat kàddu gàngoog. asalaamaaleykum waat mbokk Cap Ndantangué maa ngi nuyuwaat bu baax di ziar di wax rek par rapport ak point boobu nga laal Chérif El Walid di wax ni loolu si ensemble bi yëpp la bokk mooy ponk yooyu ñuy wax rek ya nga xam ne yu matul yi ya nga xamee ni nit ñi avant ñuy falu da ngay dégg ñu koy jàmbat mais bu nu faloo fàtte ko ndax article 80 jaar na fi ñëpp defoon nu ni bu Macky yéegee ñu daal di dindi boobu mais taxul mu changé dara donc moo démocratie métti yi jàngoro yu si nekk yi dafa bëri ndax bu dee wax sa xalaat rek waxuma nag waxu saaga wala waxu leneen mais wax sa xalaat rek si réew mi ni muy doxee loolu kenn waru see téye kenn nga waxeet lenn ñu wax la ko nga génnee ay preuve wala nga teg ko fenn sax bokk fu mu nit mën a comprendre defe naa ni ndax am na la xam ne ku ko fi def population bi ñoo jëkk indigné wu donc ku deful lu mel noonu waroo egg fenn fi ku gis xurum xaax la xaw ma ñu téye ko amuñu sens téye boobu amul sens ça n'a pas de sens donc Yérim Seck loolu mu wax pour man war nañ ko see mën a bañ a téye bëri na ñu fi jaar ña nga xam ne téye nañu si ba si Guy Marius Sagna bu mujj bi même chose ça n'a pas de sens par contre am na ña nga xam ne ñi ngi leen jiñ crime ñuy doxantu ña nga xam ne ñi ngi leen jiñ faux billets ñuy doxantu donc loolu nga wax si double vitesse yi effectivement dafay exister da ngay am sentiment boobu te loolu bokk na si luy gën a fragiliser démocrate ndax tey jii bu demee ba population bi gëmatul ni ñu gëm ni dafa am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey rek ñu gëm ko rek ça veut dire que loolu mooy corruption du fi jóge loolu mooy xel mu dal du fi ñàkk xel mu dal du fi jóge donc bëri na nag ay jafe-jafe ya nga xam ni moo koy indi waaye leneen li aussi mooy population bi taxaw ba nga xam ni moom lañu war a taxaw sànq coor doon na ko laal tuuti mooy population bi taxaw boobu ñu war a taxaw si ka nga xam ni gis nañu lii muy jàmbatkat dëgg la ñëpp jàppale ko population bi ñoo amul sens boobu ba léegi nii donc moom laa doon wax naan sànq ni c'est profond maanaam si suñu conscience déjà lu ñu war a travailler moo tax ku yore parti politique it c'est bu nga travailler say militant ba ñu def seen xel ni ay citoyen nekk citoyen d'abord balaa ngay nekk militant ndax citoyen day xeexal dëkkam balaa ngay nekk militant mais boo nekkee militant tout court noonu ngay continuer ba kooku bu faloo nga continuer waat nekkaat militant bu nekkul si dul dëgg sax nga ànd seeg moom ndax militant am nga donc il faut créer le citoyen pas le militant fexe ba nit ñi même ceux qui sont dans les partis politiques ndax c'est des citoyens mais quand même nan dem ba nekk véritable citoyen ñu am culture citoyenne bi am civisme bi ba loolu mooy tax mën combat bu nit génnee ñu gis ni dëgg la ñu mën ko bokk portandoo ko mais sinon fii di nga fi gis ay martyr rek ña nga xam ni daanu dee si kasara noonu te kenn du xam fii daanu xeex lenn di ko wax bu mujjee fu ñuy mujjee gisoon nañu fi Latif Coulibaly ay temps nan la meloon ak sa plume actuellement nañ def gisoon nañu fi Yakham Mbaye ak temps ña nga xam ne ñoom ñëpp ku si nekk après gis nga nu mu wér ba nga xam ne yow dalay jaaxal sax tu vas dire que ne est-ce que man kii baa bu ma nekkoon seen place du moo mel noonu tu vas pas comprendre comment nit ñi mën a changer ba gëmoon tey lii ëllëg nga gëm leneen te lépp nag ndax li ñuy wax yëpp ku koy def ci kenn la wala ñu koy def kenn la mooy ñu nekk si nguur gi ñooy def loolu bu woo wàccee ñu nekk si opposition yéegaat si nguur gi ñoom itam bu boobaa di defaat la même chose donc je crois que mooy lu am na ku koy wax en système bi si boppam lu ñu war a revoir vraiment donc daal ñëpp gis daal si jàngoro yi la bokk si mooy la bokk si ay fee la ya nga xam ni peut-être sax bokk na sax xëy na sax si gën a ndaw ndax yu gën a mag yi sax laala googu jërë ngeen jëf merci beaucoup maa ngi santaat bu baax di leen sant bu baax di sant naataange merci. jërëjëf monsieur Bara Diagne kàddu yi am na solo te wax ci neex naa dégg xanaa rek ma jàpp si
boo nekkee citoyen da ngay njëkk a liggéeyal sa réew soog a nekk militant mu mel ni Cap Sénégal naataange loolu la xam di la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange bi président Abdoulaye Fall jiite tax mu ne moom dafa ñëw di def la politique autrement waaye nag ma leen di fàttali ni moo lëkkaloo ci partenariat ak sunu kër FM la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles ma leen di fàttali ni yéen a ngi seen émission actualité politique de la semaine technicien baa ngi may wan ni waxtu waa ngay jeex waaye nag ma gëstuwaat rek jàkkaarloog monsieur Lamine Thior Lamine yow tey bu ma la nee 23 juin fii ci Sénégal looy xalaat muy première question ma boole ci nag laaj la Lamine saaga yi bari na ci réseaux sociaux yi wax ju ñaaw ci sosalaate yi waaye Lamine yow it loolu ban jàngat nga ci am muy benn question 2 points monsieur Lamine Thior yow la ñuy déglu. waa Chérif ñoo ngi rafetlu sa question bi muy 23 juin bi ngay wax mais 23 juin moom may rappelé ticket présidentiel bi bëggoon jàll assemblée nationale le jeudi 23 juin 2011 Ablaye Wade bëggoon rek vraiment woñaar suñu loxo pour ne moom daal pour ñu fal ko ak vice-président il fallait tout simplement moom 25% des suffrages exprimés mais man da di date boo xamante ne vraiment dañ ko waroon continuer di ko célébrer parce que ci moment yu gën a kii ci am importance ci l'histoire politique du Sénégal la woon mais gis naa ne at yi ñu génn yëpp wax dëgg yàlla dafa mel ni affaire dafa commencé di nax saay te image yi moo ngi ñu revenir parce que président de l'Assemblée nationale actuelle jour boobu yor na xeer xam nga ak yaa yu bëri ak président de la République xam nga bon ñoom ñëpp ci ñu doon kaas ci la ñu bokk mais damay faral di wax naan peuple boo xam ne amul mémoire mooy peuple boo xamante ne maanaam du dem fenn quoi te Sénégal malheureusement ñun yenn événement yu importance yi dañ koy fàtte parce que même ñoo ngi commencé di bind suñu histoire du Sénégal parce que dañuy gis ne nit ñuy jàngal yépp maanaam taxawul mais Sénégal actuellement ni waroon nañu yenn événement yu important yi ñu koy inscrire suñu calendrier waaw ñu koy fàttaliku chaque jour parce que man 23 juin ça me rappelle la prise de la Bastille en France mooy 14 juillet 1789 boobu nga xam ne askan bi moom moo jóg xam nga waaw faagaagal seen buur pour andi vraiment benn genre république muy république France mais Bastille boobu mën nañ ko def comparaison avec ak Assemblée nationale parce que ñoom ñoo ngi koy célébrer d'ailleurs sax 14 juillet moom mooy seen fête de l'indépendance mais Sénégal 23 juin moo ngi dem nit yi d'ici quelques années dañ koy wax rek ay souvenirs yu vague la ñuy am ñun ban dono la ñu war a jox suñuy doom xam nga te loolu nag vraiment war nañ ci bàyyiwaat ci xel gën ci góorgóorlu bon deuxième question bi nga ma posé nag Chérif moom mooy affaire réseaux sociaux yi wow ñàkk ormal bi xas gor xam nga toroxal gor parce que loolu moom mooy réseaux sociaux yi maanaam comme genre pénc la rek pénc mais pénc boo xamante ne ay jamono pénc ñëpp dañ doon toog di xoolante seen biir bët waaye léegi pénc bi naan pénc virtuel la maanaam nit ñi da ngay làqatu sa clavier di toroxal gor xam nga ñoo xamante ne yow defuñu la dara nga yàq seen der wala ngay wax loo xam naka su doon ci sax suñu institution yi ñu ñuy réew parce que tamit vraiment war nañu kaas comme liberté d'expression mais ñu woddu wax yi parce que ñun ñëpp dafa am benn culture boo xam dañ ko am bon mooy yar ormal mag ormal kilifa tamit yërëm askanam donc da di ay responsabilités yoo xam dañ ko partagé mais comme ni ma ko penc bi léegi bon yow ki ngay waxal doo ko gis donc moom mooy loolu te Sénégal dafa am lu ñu naan waa ci àddina bi sax surtout Sénégal dafa am la dictature des médiocres maanaam ñu amul xam-xam ñoo commencé di fitnaal boroom xam-xam yi parce que ñu demee ci réew ba nga xamante ne koo xamante ne li muy wax xamu ci dara moom mooy ñëw di toroxal boroom xam-xam te loolu moom askan bu koy def rek xamal ne parce que ñi xam sax sañatu ñoo wax
parce que àddina bi Sénégal fu mu nekk nii ku nekk wax sa xalaat ku la gën a ñaaw làmmiñ ku la gën a bëri wax rek moom la ñuy déglu dem na sax ci journaliste yi sànq liberté d'expression c'est vrai mais journaliste boo xam ne tàggatuñ la xamoo lan mooy métier bi nga dugg ci rek parce que da ngaa jommi sa jommi maa ngi jégalu sax ci wax ci nga dugg di saaga gor di wax lépp ci réseaux sociaux yi walla yooyu vraiment war dañ ko gën a góorgóorlu ñu delloowaat suñuy valeur xam nga xam ne bon tubaab bi ñun mënuñu leen jaay xam-xam mënuñu leen jaay am mënuñu leen jaay dara mais suñu culture lañ leen war a mën a jaay mais culture bi nag warul nekk fecc ak wëy kese mais culture dafa war a man suñu aada lu baax lu rafet lu sell li ñu jéem ko roy pour tegaat ko nga xamante ne au rendez-vous de l'universel Sénégal dina andi vraiment benn affaire bu rafet mooy culture am aadaam ak teraangaam ak xam lu baax ak wax lu baax donc Chérif maa ngi lay gërëm di la sant di kontaan bu baax ci émission bi di gërëm aussi tous les auditeurs et auditrices de Sunu Kër FM jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf Lamine Thior waaye Lamine duma la bàyyi ndax technicien bi xamal na ma ne waxtu wi jeex na tàkk nag tàggoo si des waaw Lamine le mot de la fin lan ngay tàggoo mbokki auditeurs yi ñu doon déglu si waxtu wi Lamine. waaw Chérif man de le mot de la fin moom waaw bëggu moon sax mu jeex ndax suma naataangoo yi Ali Gueye ak sëñ Diagne vraiment bëggu moon mu ndax seen xam-xam bu rafet seen xam-xam bu sell te vraiment débat bi neex na trop en tout cas sànq dafa am sëñ Diagne lu mu waxoon sànq Birana waaw mu ne parti mu ne militant avant muy nekk militant citoyen la war a doon léegi nag man ci loolu laa bëggoon peut-être tàggoo bon di lancer aussi un appel parce que Olof Njaay xam naa sax ñoo ngi ci comme ni koy woykat bi di waxee xam nga Olof Njaay dafa naan ñoxor moo neex a ñoqali bon parce que suñu gaawu Cap Sénégal naataange yi vraiment ñoo ngi góorgóorlu bu baax ci ce qu'on appelle la conscience citoyenne maanaam xam li ngay def pour jëriñ sa réew waa sa askan moo tax Cap Sénégal naataange à chaque fois day am ay thèmes yu am solo ñuy wax sur affaire même sax ci ay ménage pour parce que tamit la famille moom mooy la base de la société famille soo ko defaree rek maanaam moom mooy defar société par intégration maanaam famille bu nekk booloo mu nekk quartier mu nekk commune mu nekk département mu nekk région mu nekk maanaam pays askan mu nekk askan donc c'est important donc gaa yaa ngi ciy góorgóorlu bu baax bon suñu président bi tamit vraiment aussi moom moo ngi poser acte yoo xamante ne de démocratie interne chaque fois aussi les gens ñoo ngi wax seen xalaat am na expression ni ñaa ngi exprimer seen idée mais aussi di tënku tamit ci ay valeurs les valeurs sénégalaises waaw et puis Cap Sénégal naataange convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange mais aussi mën nañ ko dàqantale Cap sur Sénégal naataange parce que nous tendons vers Sénégal naataange on fait Cap sur Sénégal naataange te ce n'est pas un rêve c'est possible su nekkee ñun ñëpp ñoo ngi ci jàpp aussi képp koo xamante ne gox bi nga nekk yaa ngi góorgóorlu pour jéem a dugal massification du parti parce que tamit foog naa loolu mooy devoir bu bépp militant en collaboration avec aussi Sunu Kër FM je crois qu'on aura plus de visibilité et d'audibilité sur lépp loo xam ne dañ koy def donc Chérif ñoo ngi kontaan bu baax tamit di leen jox peut-être sama disponibilité saa yoo leen ma soxlaa rek te jot bi may ma ko incha allah dinaa ñëw waxtaan ak yéen ci thème yoo xamante ne ça intéresse tout le pays merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf monsieur Lamine Thior di bég si yow rek monsieur Ali Gueye le 23 juin si Sénégal bés boobu lu mu lay fàttali waaye it wax ju ñaaw ji si réseaux sociaux yi sos ki saaga yi ban njàngat nga si am lu si sa gis-gis boo paree nag waxtu wi xoj nañu nga tàggoo rek kàddu gaa ngoog. jërëjëf Chérif Al Walid kontaan nañ merci beaucoup waaw 23 juin li may fàttali
mooy notre président maître Abdoulaye Wade. Il a joué et il a perdu loolu la may fàttali. Il a joué et il a perdu ndaxte nag 23 juin la ñàkk réew mi. lu tax ticket bi mu indi woon di ticket présidentiel bi bëgg ko forcer askan bi ñu am sens lool askan wi jógandoo doon kenn xàccandoo dóorandoo ne déet du fi amee ba gañe loolu ba mu tegaat loxoom ci suuf. loolu la may fàttali muy doon mbégte bu rëy fierté bu rëy ci suñu peuple, fierté bu rëy ci niñ àndee. loolu la may fàttali le 23 juin. mais duñ ci rafetlu tamit li fi xewaat après muy nos dirigeants yee jiite woon peuple bi, ñi nga xam ne ñoo tee woon ca kaw, ñoom ñooñu gëmloo woon yees wi kaan, ñooñu tey tourné seeni veste am beneen langage bu ñuy tenir. ndax lañ ñi ngi ci état, ndax lan ñoom ak ñi ko doon xeex ànd nañ associé nekk ci état. wala loolu nag tax ñun peuple ñu def rétrospection ci suñu bopp, xoolaat nu ñuy doxalee say wii tas ñu jéem ko dajale boolewaat ko mu doon kenn. loolu laa xam ci 23 juin. su ma ñëwee ci réseaux sociaux yi Chérif du ma ci wax lu bari, dama ci constaté ñett rek. benn bi di jikko bu ñaaw bu ñu constaté, ñaareel bi ñàkk yar, ñetteel bi ñàkk xam-xam. gis nga Chérif, jikko bu ñaaw soo ko yoree loo wax xeeb ko, yar soo ko amul koo gis xas ko, xam-xam nag soo ko amul mooy waral ne doo débattre, amoo argument boo convaincre nit, kon doo jël lu dul ay wax ju ñaaw, ay sos di ko teg ci kaw nit pour lan ñu déglu la. lu ñaaw la nag. ñuy ñaan suñ njiit yi di ñaan kii ñu ànd ak di président Fall, ëllëg lii suñ ci jotee mu njëkk ci jikko yi, ndaxte kat jikko yi su ko defaree rek lu bari dina changer. waaw loolu laa amoon lu ma ciy wax Chérif. gannaaw loolu nag di sant di gërëm Chérif, yow mi ma fi dalal kontaan naa. di sant tamit di gërëm ñi ma fi nekkoon nag di camarade Lamine Thior, xel mu rafet bi ak dal bi, di camarade Bara, ku ko dégg muy wax rek xam ne yéene lay waxee, xam ne bëgg-bëgg lay waxee. kon sant leen gërëm leen. di sant tamit auditeur auditrice bu suñu kër FM bi ñu doon déglu boobu ba léegi, ñu ngi leen di jaajëfal, di leen wax ne kàddu gi nag lu ci dëng rek ci man mii la, waaye lu ci rafet suñ borom. jërë ngeen jëf. jërëjëf monsieur Ali Gueye, rafet na. waaye sëñ Bara, defe naa ni dégg nga sama gaañ yi li nu wax. yow it foofu rek laay dellu si ak yow le 23 juin si Sénégal lu mu lay fàttali, waaye it wax yu ñaaw yi, saaga yu jekkat yi si réseaux sociaux yi, sos yi, vraiment loolu aussi sëñ Bara ban gis-gis nga si am, lu si sa njàngat? ma bàyyi la kàddu gi. waxtu wi jeex na, xanaa nga jaaree fa rek nag tàgguwaale sunu mbokki auditeurs yi. kàddu gàngook. jërëjëf Lamine
Lamine Thior maa ngi lay nuyu bu baax a waat di la ziarawaat bu baax di ziarawaat a liggéey bu baax a baax di rafetlu seen wax di sant bu baax El Walid jërëjëf di sant nag wax dëgg yàlla seen président Abdoulaye Fall di wax ku jàmbaar la nag wax dëgg yàlla ku jàmbaar la Abdoulaye Fall nga baal ma rek ma dugg ci tuuti rek Abdoulaye Fall je l'ai connu très tôt boobu il était plus jeune maa ko mag tuuti mais dafay yàgg am ndeysaan bëgg-bëgg defar Sénégal loolu yàgg na si wax dëgg yàlla ndax je connaissais même ndeysaan yaayam nan la ko yàlla yërëm te yéexuñu yal na ko yàlla xara àjjana donc Abdoulaye Fall je sais que jàmbaar la si lépp la nga xam dafa jëm si vraiment suqali Sénégal yàgg na si xeex nga xam ni te ku yàgg di xeex benn affaire rek dëgg la si yow boobu bëgguma yàq émission bi wala boog hors sujet mais sinon kon dina pas du ko yàq ko sax mais dinaa defaat ay yeneen témoignage ci moom xëy na mu amaat beneen occasion incha allah donc pour revenir carrément ci vraiment la question 23 juin dafa fàttali ne man dina ma fàttali lu bëri ndax yàlla dafa def man wax dëgg yàlla injustice mu yàgg ko bëgg contre lépp lu nekk injustice daf may metti dama doon liggéey ba wàcc dem rassemblement lu nu mës a wootee foofu dem naa te damay liggéey ba wàcc jël suma oto dem gaara ji bu dee côté Colobane la maa ngi gaara ji parc à Mazur côté boobu dem manifestation marche fekkee ndax dafa bëri woon ay injustice effectivement te ba léegi loolu jóge fi xam nga kay lu fi jóge mooy nit ki nga dem ba kattan bi amatoo ko pour mën a xeex wala nga xeex ba toqi ndax xeex nag nit dina fi toqi quand même di nga dem ba xol bi rek ngay dese ba nga xam ne da ngay toog rek di mettitlu waaye amatoo doole xeex loolu day am mais moo tax ma si gën a ñaaxaat jeunes yi di wax ni nit il faut moom lu mu gëm nit boo amul loo gëm rek vraiment mën naa wax doo dara yàgg bàyyi ma yam il faut nga am li nga gëm te tey jii ñëpp gis ñun ni 23 juin benn mbir la woon xëy na tey jii am na yu mel noonu yu nga xam ne yu fi jare xeex te gars yi jóguñu si yooyu mais lu nekk rek day mel na yàlla daal moo koy jaarale foofu rek 23 juin yàlla ko jaarale foofu rek ba lu bëri xew si waaw mais man daal marqué na ma bu baax a baax beneen bi wax yu ñaaw si am si réseaux sociaux yi man dama koy ñaawlu ndax nit gis nga même saaga nit mën na wax lu gën a garaaw ndax olof dafa bëri ay subtilité nit mën na wax nit lu ko metti te doo tudd saaga nangam taan ndey wala nangam taan baay loolu dafa rafetul boo koy wax am na ya nga xam ne boo koy boo koy wax yow ñu lay seetaan yow lu ñuy jéppi du ñu mere yow day fekk dëgg la li nga doon wax bu dee ci Macky nga koy wax wala si benn leader nga koy wax koo koy mënti wax ni nga koy waxee dina tax yow lu ñuy gën a jéppi sax ka yow li ngay wax donc wax bi dafa am solo te loolu maa ngi si gën a ñaaxaat ñëpp di si gën a ñaaxaat suñu mbokk ndax Assane Diouf mi nga xam ne dégg nga ko muy saaga sama koñ la dëkk ñoo dëkk président parent d'élève bu mu nekk man maa nekk président parent d'élève folli ma bàyyi jox ko lengey c'est moi-même man maa ko proposé président parent d'élève te xamul tax ma proposé ko parce que Assane Diouf premier jour bi may ñëw gis ko dama ñëw dugg ci école bi ñëw fekk ko fa muy defar école bi jël benn salle de classe defar ko ba mu ki benn salle de classe bi jabaram moo ko parrainé jabaram rek États-Unis moo parrainé benn salle de classe beneen salle de classe bi moom moo ko parrainé ko mu ñëw di ko peinturaat defar ba mu naaj maa ngi ko fekk mi ngi taqrib juróom mu dugg see ci école bi te man ma nekk volontaire de développement may doon def lu mel noonu nga xam ne dama naan ñëw bu école di waaj a ubbi man ñëw jël sama ñaari doom jël defaraat école bi bale ko ba mu set sama añ foofu lu ma koy indil chaque ouverture d'école pendant des années maa ko def école 12 ñëpp foofu boo ñëwee laaj xam nañ loolu ba ma ñëwee fekk ko fa man dama kontaan ba dama ko kot wallahi dama ñëw akolaat ko boo ko laajee moom dama doon jooy ndax dama gis en moom quelqu'un bu am benn civisme bu am benn nekk citoyen bëgg def gëm réewam bëgg defar réewam loolu laa gis ci moom te loolu wane na ko foofu ci école bi defar ba mu naaj buntu école ba mu defar institut ba ci temps yi passé yàggul ñuy def essai 100 000 francs la yéey yéen joxe ci école bi donc di def ay yu baax yu si ay action citoyenne yu baax ma ni kii kon nan ko sagale loolu ba pare encadré ko ndax man pour man amul encadrement rek nan ko
fexe looloo tax man maa jël parole ci assemblée générale bi proposé que Assane Diouf par rapport lu mu fi liggéey argumenté ba ñu nan ko def président ñëpp tàccu moom duñ ko dem wooyi ko ci biti mu ñëw taxaw ñu def ko c'est comme ça qu'on l'a nommé président mais boobu suma idée c'est vraiment encadré ko ñuy toog di waxtaan ainsi de suite pour que au moins ndax mën nay kaas lu muy kaas day nekk dëgg lu muy kaas day nekk lu mu war a wax ainsi de suite mais du ko mën a mais saaga yi day gêner dafa mel ne kuy sàcc rek booy dem di ko intervenir wala kuy tux yàmbaa nga dem di ko intervenir ba motul yow mënun la teg fenn fi donc doo ko bëgg interveniral mais tey jii bu quitté école 12 dina manqué école 12 ndax am na la nga xam ni def na ko fa yokk na ko fa indi na ko fa gox booboot aussi yokk na ko fa indi na ko fa mais tey manière bu mu koy defee wala saaga yu mu ciy boole yi tax na da ngay ragal day dem ba saaga yi xale yi suñu xale yi nu dëkkal yi ya nga xam ni nekkal ndax dernière vidéo bi yaa ngi ko gis muy répété loo ay xale ñoom ñëpp dañ siy bokk day dem ba ñu gisaat loolu te loolu baaxul sax ci koñ bi ci koñ bu mu dëkk bi donc te boobu exemple rek ndax exemple boobu bu patent la te day jaar si réseaux sociaux yi te boobu dund naa ko ndax fa laa dëkk donc pour dire que mën na ko waxee neneen ndax day dem ba sa dëgg sax day nëbbu ndax ni nga koy waxee la donc bugguma gudd loolu trop mais daal wax dëgg yàlla loolu kenn du ko rafetlu nit mën nga wax sa dëgg nit boo ne ko sàcc nga sax Macky Sall yaa fi sàcc mooy gën a rafet kan nga ne ko nangamtaan waaw donc te boobaat loo si sàcc nga presque saaga la donc yooyu mën nga ko wax am na daal wax ni nga ko mën a waxee ba nit ñi daanu xam ne ndax lu si am solo rek mooy impact bu muy def bi moo si am solo bu fekkee yow da ngay viser te doo jam amul njëriñ da ngay viser pour jam ndax jam bi mooy nga fexe ba yow ñëpp ànd si bokk ak li nga gis mais nit ñi duñu dem ba saaga ay reel yu def duñ koy déglu pour bëgg dégg saaga rek donc maa ngi jégaluwaat bu baax a baax si El Walid di la nuyu di la sant di la gërëm di gërëm rajo bi yëpp macha allah. bu bëgg si yokk rek El Walid ni téléphone moom dafa garaaw ndax xam nga audio rek mën nga si tas dëkk bi te loolu duñ see war a bàyyi xel bu baax a baax ba mën ko jëriñoo comme yow ni nga koy jëriñoo nii ndax WhatsApp la te tey mën na defar lu bëri waaye mën na yàq lu bëri wax moom dafa nekk bal wax dafay naqadee rectifier xam nga nit lu mu jëf sax mën na koo justifier boo yëkkatee kaas déplacé ko teg fee ñun li tax nga déplacé nga ne nii dama bañoon mu toj wala dama bañoon nangam wala dama bañoon nangam mën nga laaj waaye boo ko waxee wax bi moom départ la bal la ba loolu moo tax ñaax rek ñu gën a sàmmaat kaddu yi gën a rafetal wax yi du la tere nag sa dëgg moom fu mu jubee rek war ngaa mën a xam ne di dëgg la fu dëgg jubee rek nga xam ne di dëgg la l'essentiel nañ ko comprendre rek c'est l'essentiel loolu nga si jublu bu fekkee yow rek dëkk bi rek moo la tax a jóg wala kaasal dëkk bi rek moo la tax a jóg mën nga bañ a saaga mën nga bañ a xaste te di nga wax li nga war a wax yëpp waaw macha allah te du mel noonu laa gis si Cap Natangué loolu laa fi gis ndax dama leen di suivre bu baax a baax maa ngi ci biir donc te loolu laa fi gis donc loolu daal laay terminé waate rek jërëjëf sëñ Bara kàddu yi rafet na jërëjëf Lamine Thior jërëjëf sëñ Ali Guèye di leen sant di leen gërëm di leen sant bu baax si teewaay bi waaye aussi di leen masawu si jataay bi ndax yombul di leen wax ni liñ si waroon a wax jeexul liñ si mën a wax jeexul waaye waxtu wee jeex mbokki auditeurs yi yéen itam nu leen di sant di leen gërëm ak mbokki auditrices yi di leen xamal ni yéen a ngi woon si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite mu lëkkaloo si partenariat ak Sunu Kër FM la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles mu doon seen émission actualité politique de la semaine nu leen jox dig daje fii ak ayubés di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax jàmm ak jàmm ba beneen yoon incha allah.